maa ngi nuyu ku nekk ak turam ak santam voilà comme ni ma waxee toujours ñun dañuy nekk ay villageois yoo xam ne dañuy amee ay terrain ci village les villages concernés mooy Got Mankagne Baraf Djibona ak Kanteel donc mu nekk lotissement boo xam ne boo xoolee ba xool sax ñun demandé wuñu ko woon sax ñun alignement bu Got Mankagne ñoo demandé woon alignement ah donc alignement boobu noonu bu ñu ko demandé woon bu ko Baraf waaw finalement waa fi mu takkoor mairie dañaa gis mooy un certain Bouba Sow moo ñëw ne moom bu mu déggee loolu mu ñëw rencontrer population ne la ñoom am nañu projet boo xam ne bu ñu war a bu ñu bëgg a def par rapport ak lotissement yi ñuy wax noonu. voilà yoon nañu 2 milliards boo xam ne moom la ñu am boo xam bu ñu ko jël bu ñu lotir donc ñun population bi on se dit voilà bu nekkoon ne ñun ñu ngi ut ñuy aligné ñu gis koo xam ne ñëw na pour ut nañu daf ñuy proposer lotissement dañuy jël donc ci kaw loolu discuter ñu ñëw discuter ak population bi mais bu ñu discuter ak population bi lu ñu clé boo xam ne moom la ñu proposé population bi mooy 60 pour population bi mooy borom propriétaire bi ak 40 pour ñu ko encore ñoom foofu la voirie yi di génne infrastructure mairie Diagne foofu lay amee ak yi demee noonu donc propriétaire bi moo jël 60%. ci biir 60% bi malgré que bokkul ci convention bi nekkul ci convention bi finalement population bi ne ok amul problème danañ jël loolu donc bu ñu commencé lotissement bi ñu lotissé ba ci biir lotissement bi ñu war nañu encore ñoom xool nañ ba xool proposition bu ñu def noonu duñ ci gën a parce que ñoom benn promoteur la ñu am boo xam ne moom mooy ñëw moom la ñuy fay pour ñu defal lotissement parce que amuñu xaalis bu ñu koy fay donc ay terrain lañ koy fay pour mu defal lotissement boobu. donc ñun départ bi toi si bokk fa woon donc ñoom bu nekkoon ne ñun on pense bien que bu nekkoon ne waxtaan ak nit dara mu dem ba ci biir mu am changement boo xam ne am na da nga war a ñëwaat envers nit ki ne ko man de maa la waxoon lii ak lii mais finalement demeewul noonu de lii ak lii moo fi nekk léegi ngeen toogaat waxtaan xëy na boo leen waxtaanee ci biir par rapport yow nga proposé ko loo xam ne moo lay arrangé moom proposé loo arrangé ci biir loolu mun ngeen dem ba trouver benn terrain d'entente ngeen ne ok lii moo baax pour ñëpp mais ça n'a pas été le cas dañuy jékki-jékki ñëw nañu léegi ce n'est plus lii ce n'est plus 60-40 léegi dañuy ñëw bu ñu egsee ci terrain bi dañuy génnee 30% déjà ñi considéré ko nii boobu mooy dem ci voirie yi ak yi demee noonu voirie bi léegi ñu ñëwaat encore reconstituer encore 70% boobu ñi à 100% foofu la ñuy ñëwaat encore def encore 60 pour propriétaire bi ak 40 pour ñoom encore ñu ne non ñun waxante wuñu ak yéen loolu li ngeen wax ni loolu waxante wuñu ko ak loolu ak yéen loolu donc beaucoup lu gën a encore pur encore ci kaw loolu noonu li waxtaan boobu noonu ñoom booy lotir kay war nga mën a kii ngay lotir kay war na mën a xam war nga ko mën a woon plan de masse boo xam ne moom mooy sa kii bi mais boo leen ko laajee pour population bi mën a dañ la koy tegal ñi rek ñu xool vite fait nii boo leen nee pour ñu jox leen ko pour yéen tam ngeen xool lan ngeen pare ñëw def suñu comment dire voilà suñu village yi ñu ne non c'est top secret fan la mos a amee xanaa ñoom lu ñuy def xanaa kon leerul comprendre nga problème bi foofu la commencé depuis départ bi leerul fu ñu war a kii boo ñëwee tey nga ne ma kaay ma tabaxal la sa kër xam nga yooyu dëgg ma ne la mooy ut technicien man xaaral ma ut technicien boo xam ne moo lay defaral plan bi bu defee plan bi ba daf la ko ñëw proposé ne la plan bi lii la fii néeg la fii lii la ñoom war nañu tegal ñu ne ñu fii école moo fi nekk école bi tant d'hectares la fii yoon bi tant la lii fii lii la ñun tam ñu étudier ñu xool bu ñu doy ñu ab ñu nangu bu ñu doy ñu ne ko non fii d'accord ñu léegi ñu discuter ko mais loolu amul donc depuis foofu la juuj njaay bi commencé yaa ngi may dëgg ñi ñëwaat encore ñëw ñu avancé ci loolu ñi leen non d'accord ñu door def seen lotissement ñu forcé def seen lotissement ba pare yëpp ñi ñëwaat ñu ne ñi léegi dañu xoolaat bi xool encore deuxième clé bi ma la wax nii encore boo xam ne c'est 30 ñu génne ko teg à côté ñu waat reconstituer 70% bi à 100% ñu jël 40 yokk ko si ñoom ñu jël 60 jox la ko ñu ne encore ce n'est plus ça encore léegi il s'agit encore maintenant de venir léegi dañuy ñëw fekk sa terrain d'accord sa terrain ñu diviser ko en deux en deux kii 50-50 ñu jël 50 bi teg à côté jël beneen 50 bi encore reconstituer ko à 100% ñu jël 40 ñu yokk ko si ñoom seen 50 bi ñu jox la 60 ñu ne leen lii moom mooy las xam nga yéen li mu leen jaral yéen ñun ñu ñëw fekk ngay fekk ñu ñeen ñi
investir ci tool yooyu def ci ay noix def ci ay garab investir ko pendant des années ba mu baax boo gisee ñoom ñi am sañ-sañ dem temps fu ñu ne ñu koy lotir dafa fekk dañ fa fekk lu baax dafa fekk ñi aménager ko defar ko entretenir ko ba mu mel noonu moo tax ñu am tey sañ-sañ ñëw taxaw ñu ne dañuy lotisser foofu mu ne kon àll bu ne sëf la duñu fa doon dugg ñu ne dañuy lotir kon gënuñu muus ñu ne leen léegi li ngeen andi nii li ngeen andi deuxième clé bi sa baaxul ngeen di andi encore troisième clé bi d'accord ñu boobu moo anti wax bi jàppal bàyyi ñu ne d'accord ñu nanguwuñu ñi insister rek def lu ñuy def te boobu après que ñi def seen kii bi encore lotissement ba pare ci lañ doog a andi troisième clé boobu première bi on se demande ñun autorisation boo xam ne boobu la état boobu la ñëw def demande mu dem ba ministère dem fu mu war a jaar ba présidence moo ci seet ba ñoom ñu jot ko lan moo tax ñoom respecté wuñu loolu noonu pourquoi bu amee changement lu tax du delluwaat encore du yéegaat comme mu yéegoon waxtaan am d'abord ak ñun ba ma pare ñu yéegaat encore étape par étape mu yéeg foofu lu ci gën a pur xam nga gouverneur bu mu demee bu ñuy xeexee xam nga xeex bi xeex bu yàgg la pendant ay weer ñu ngi xeexee boobu donc dem nañu étape par étape ñun pour ñun xam nga lu war a ñuy def loolu pour ñun fépp boo xam ne war nañu fa mën a même jooy koo xam ne à qui le droit koo xam ne moom moo fi nekkal population pour boo amee problème bii ñoo la war fajal ah dem nañ foofu dem nañu gendarmerie yëg nañ ko police yëg nañ ko xam nga corps yi fi nekk yëpp yoo xam ne yëpp yëg nañ ko xamal nañ leen ne lii moo fi nekk di xew gisuñu kenn koo xam ne ku ñëw taxaw pour jéem a ut solution boobu lu dul appel boobu moom sous-préfet bu mu ñu ooyee fële ba pare boobu noonu bu ñu ooyee pare respecté wu ñi jógee foofu ñi dem nu encore gouvernance ñu yaakaar ni te boobu balaa ñu dem gouvernance sax dañuy demoon ba déposer je pense 6 lettres bu ma juumul 7e bi ci la doog a répondre te 6 lettres yooyu bu ñu envoyé noonu jamono boobu yëpp mënoon nañu def dara bu ñu yombay 6 la ñu ne kon demul léegi dañuy pare léegi pour def marche bu ñu nee dañuy def marche boobu noonu ci la gars yi doog a ñëw ci la ñuy gouverneur doog a ne daf ñuy oo ñu ne non bu ñu paree au biais de suñu benn xarit la ne daf ñu bëgg a oo pour ñu waxtaan ñu ne ko balaa ñun ñuy kii comme demande nañu def kii marche bi ba ñu autorisé ñu fii ak gisuñu lettre écrit par le gouverneur nii ñun convoqué naan tel jour dañuy marche suba gannaaw suba lettre bi jour boobu ci ngoon lañ jot lettre bi ñu ne ok comme ñu dañ doon jooy ku ñu uyu ñu ngi yuuxu ku ñuy jooy lu ñu am te moom moo fi nekk autorité boo xam ne mooy presque président bu région bi ñu ne kon moom bu ñu ooyee nañu muyu nañu bay leen teg ñun violence taxu ñu jóg bu violence bu ñu taxoon jóg bu ñu demoon di arrêté suñu plaque yi foofu lañ leen di fekk ñi defante ko ak ñoom te mën nañ ko gënuñu am fit gënuñu nekk ay citoyen lu ñu capable def ñun capable nañ def lu raw loolu waaye dañu ne violence du faj dara boo amee juste ñu yaakaar ne état de droit la boo amee lu la métti am na foo xam ne fi nga ko war a jooyee ñi dem jooy foofu léegi ñun ñu ngi jooy nañ foofu dem nañu ba gouvernance gouverneur bi ne léegi d'accord na dëgg na ñun ñëpp li am na ba pare léegi nañ xool lu ñuy trouver solution ñu déglu ko ñu waxtaan ci biir loolu ba ñuy d'accord mu ne léegi comme lii am na moom mu ngi wax léegi mu ngi ñaan léegi mairie Niaguis ak Toit du Sud ak ñëpp ñoo xam ne ñuy waa urbanisme nu encore waa impôt et domaine cadastre ñu ñëpp ñoo xam ne ñuy yëngu ci affaire lotissement nañuy ànd ak staff mairie Niaguis bi ak sous-préfet bi ñi jéem a waxtaan seen biir trouver ñu jël étudier proposition moom sax moo joxe proposition mu ne suñu leen jox noonu pourcentage bi leen jox noonu comme dafa tuuti te mun nañ si satisfaire seen acheteurs yi léegi da ngeen di dem yéen mairie Niaguis da ngeen di jël seen 15% nga jël ko yokk ko ci jox ko population bi Toit du Sud génnee fa 5% jox ko population bi ngeen jël ngeen yokk ko ci seen li ngeen am noonu comme ça ngeen mën a compenser manquant gagné yoo xam ne moom la population bi war a am parce que mairie Niaguis yéen yaa ngi fi pour population bi à la limite sax yi ngeen perte moo gën population bi perte parce que yéen population ngeen fi nekkal finalement nit ñi d'accord ci loolu ba pare ñu ne ko léegi mu ne léegi kenn amatul droit dugg ci tool yi dem def fa dara liggéey leneen fii ak loolu amul xam nga mu ne travaux yi nañu arrêté def lépp lu ñuy def ñu arrêté ko muy ñun population bi muy Toit du Sud muy mairie Niaguis muy technicien kenn bu mu dugg foofu def fa dara fii ak waxtaanuñu ak ñun mooy ñoom ñu dem étudier loolu ba pare ñu ñu dem dajee foofu au niveau de Niaguis bu ñuy bàyyee ba lotissement bi passé dañuy dellu seet encore jëlaat espace vert yi ak yeneen morcelé ko jaay ko loolu gis nañ ko fii lu am la donc ñu ne léegi ñun bëgg nañu ñu gis plan de masse bi comme ça ñu mën a suivre lotissement bi de près lu am ñun ñu xam fii lii moo fi nekk fii lii moo fi nekk fii li moo fi nekk mu ne ñu d'accord mu ne bu soobee yàlla di ngeen ko am parce que seen droit c'est votre droit le plus absolu di ngeen ko am dañ leen ko jox dañ leen ko war a jox mais bu ñu ooyee au niveau de Niaguis
xam nga ñuy toog di déglu pour ñu oo ñu au niveau de nag dégguñu dara oo ñu jékki-jékki ñi gis leen ñu dugg ci tool yi di dem di continuer liggéey bi di dem di morceler di won seen i clients di continuer di samp ay bor on se demande ñu ne waaw ñun xanaa gouverneur bu joxee presque waxi firnde yu mel nii jël arrêté ne leen kenn bu mu def lii léegi est-ce que ñoom ñu ñoo war a respecté ñoom waruñu respecté wala lan est-ce que loi dafa am loi ñaari loi yi fi nekk yoo xam ne am na ñoo xam ne ñoom la war a daan ñoom la loi war a dal ak ñoo xam ne am droit wala leen dal on se pose cette question là parce que gisuñu depuis boobu ba léegi ñu ngi koy xamal ne am na ñoo xam ne ñu dugg ci tool yi di def lu kenn xamul foofu ci biir tool yi di morceler di jaay di won seen i encore seen i clients ñun ñu ngi ne teg di leen seetaan nañ ñu gën a bëgg suuf bi ñun ñoo xam ne ñun ñoo njëkk a ñëw jënd foofu avant ñoom ñi xalaat lotissement commencé investir ñeneen ñi di jiw ay garab ay anacardier ñeneen ñi di fa investir ñooñu noonu ñun ñoo xam ne ñun ñoo fa njëkk a nekk ñoom ñoo xam ne ñun ñoo ñëw léegi dañu gën a bëgg foofu ah ñun ñu toog di déglu ñoom nekk ñu di toog di déglu ñoom ñu ngi dugg di def lu leen neex ñu ne donc fii ñun comprendre tuñu encore mbir bi gouverneur muy dem nu mu nekkee di xool affaire bi di dem ñun ñu ne léegi moom gouverneur na jël responsabilité wu dafa wax devant ñëpp amoon na fa jour boobu presse baa ngi foofu amoon na ñu jotoon enregistré lu mu wax jour boobu te je pense que autorité bu toll ni moom du wax dara ba pare suba mu waxaat leneen lu nekkul loolu man je pense bien que ñun on a confiance que moom mooy autorité bu fii te bu jëlee arrêté yi mel ni daf koy respecté moom la ñu gëm donc ñun yónni nañu foofu xamal ko ne gaa ngi foofu mais chaque fois bu ñu yónnee foofu ne laaj ko lii ak lii mu ngi xew mu ne moom yëgul mais bu ne yëgul pourquoi du envoyé kenn mu dem foofu sur le terrain jéem xool ana côté population ne ah man wax nañu ma ne lii ak lii mooy xew lan won leen ma lan moo nekk di xew fii ñu woon ko xëy na bu jógee foofu dina xam bu nekkoon noonu moom ñoom ñu muy liggéeyal autorités yi muy liggéeyal muy mairie bi muy waa Toit du Sud muy xawma ñan ak ñan lay liggéeyal foofu ñoom nekk ñu di ko rendre mu nekk di passer sur le terrain moom na jéem a yónni nit koo xam ne spécial koo xam ne dafay dem étudier loolu mu xool ndax lu ñuy wax ñun lu ñuy jooy loolu moo am wala amul ñun lu mu leen jaral ñoom lu mu leen jaral ba mu jaral leen ñiy def lu ñuy def di forcer gouverneur wax sa ñuy forcer ñun jaral nañu lu ëpp loolu parce que ñun fii gis nañu usines yëpp tëj nañ ko usine bu yi fonctionné fi ay benn Sonacos mu ngi nii mooy loolu ak yeneen yoo xam ne tëj nañ ko suñu papa yi lan nañuy bayal suuf la ñuy bayal foofu la ñuy ju ay gat dakase di ci morcelé tuuti di ci am tuuti lu ñuy yóbbu faj ci nit ki nga ñëw jël suuf boobu noonu non seulement privé nga ñu béy bu ñu war a béy xam nga parce que boo ko bu lotissement duggee rek dafay wàññi mais au moins bu nekkoon ne lotissé nga pare kii amul garabam perte na ay garab perte na lu mu fa investir mais au moins mu am tuuti sagaru suuf boo xam ne boobu lay jël suba mu mën a am nu muy taxawee bu loolu amul donc pour man loolu noonu ça c'est le minimum loo xam ne loolu ñun la ñuy xaar ci côté boobu noonu donc bu ñu ñëwee ñoom ñi woon nañu ni ñoo ñu gën a bëgg a suuf boobu ba pare bu ñu pare ñu yuuxu ñu ne nu mu tax encore domaine national mais domaine national man je pense bien que domaine national sax ña lay protégé population lay protégé kan mooy domaine national kan mooy nation boo déggee nation population moo tax ñu ne nation ñoom président yi gouverneur ñoom ñëpp ñan lañ fi nekkal ñun lañ fi nekkal yaa ngi may dëgg ñun lañ fi nekkal lu tax ñun lañ fi nekkal parce que bu nekkoon te ay xar ñoo nekkoon ci biir dëkk bi fii duñu fa nekk di gouverner ay nit la ñuy gouverner kon nit yi ñuy gouverner ñoo leen jox pouvoir pour ñu gouverner leen kon ñun bu ñu leen respecté ñu jox leen cër bu amee problème ñi dem à qui le droit ñi dem wax ko suñu mébét wax ko suñu lu ñuy métti nañuy delloo loolu ñun loolu la ñuy xaar ci ñoom bu ñu deful loolu lépp lu ñu dëggee loo xam ne lu neexul loo xam ne warul te ñoom ñi yaakaar warul ñi xam ni ñoom ñoo ñu poussé ñu def loolu mooy lan mooy que ñoom ñi ngi dugg première violation bi mooy arraché nañu suñu borne suñu plaque yi kaasuñu xeexuñu ak ñoom ñu ñëwaat dugg suñu tool yi sans suñu autorisation samp fa seen borne waxuñu kon ñun bu ñu demee tamit egg foofu def pare ñoom bu ñu def bu ñu gis benn gendarmerie ñoo taxaw foofu bu ñu gis benn police ñoo taxaw foofu parce que bu nekkoon ne police ñoo taxaw ñu gis ni kon ñi xam ne kon injustice amul te lu mu leen jaral ñun jaral nañu lu ëpp lañ que ñun jàmm la ñu bëgg kon jàmm boobu noonu moom la ñu bëgg waaye nag bu ñu poussé ñu teg parce que bu ñu demee ba gis ni kon ñoom ñoo xam ne autorité yoo xam ne ñoom ñoo war a gérer lii gérer wuñu ko ñun la ñu wut solution suñu bopp ñu gérer ko suñu bopp léegi nag moom bal baa ngi ci kawam bu buggee ñu egg foofu dañ fa egg bu bëggul ñu egg foofu duñ fa egg jërëjëf wasalaam